salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di am mbégte bu rëy tey di dajale ñaari kàngam ci réew mi bu ñuy wax mbirum économie di wax mbirum société ak mbirum géographie ci réew mi kenn du ci génne kii di Cheikh Bamba Diagne Khadim Bamba Diagne di économiste nekk directeur scientifique de l'AREM laboratoire pour la recherche économique et monétaire et di Cheikh Gueye ñu xam ko ràññee ko nekk géographe di gëstu bu baax ci réew mi ni muy doxee tey nag boo gisee ñu invité leen fii ñu ngi jëm ci màggal bi te Khadim Bamba Diagne ak Cheikh dañu réfléchir ci ay téere yu bari ci mbirum économie mouride luy économie mouride lan la ko wundu lan mooy différence diggante économie mouride yeneen économie yi est-ce que mun nañ sukkandiku ci lu ñuy wax économie mouride pour avancer loo réew mi ci yeneen projet yu bëri moo tax ñuy waxtaan doo ko Cheikh Bamba Diagne ñu ngi lay nuyu Cheikh Khadim Bamba Diagne Khadim da waaj a génne benn téere bu yox ci économie mouride lan mooy économie mouride. maa ngi lay fay Alassane di nuyu grand Cheikh di nuyu aussi téléspectateur auditeur i rajo yëpp Alassane xam nga ñun dafa am loo xamante ni daf ñoo manqué ci suñu milieu intellectuel bi les esprits compétents ñun pour ñun. La femme de l'autre est toujours belle léegi la jóge bitim réew rek moo baax waaye dañu amuñu habitude di xool lu dugg kenn suñu réew bi waaye boo xoolee nga constaté bu baax da ngay gis ni dans l'activité économique dafa bëri ay murit boo doon xool le nombre de milliardaires da nga ci gis ay murit yu bëri da ngay jàpp ni yow ku xamul ñi dañu tël rek ba nekk milliardaire yow doo gis li ko lal xalaat bi ko lal structure bi ko lal ba mu egg foofu. xam nga suñu yaakaar ñun ñëpp muy Serigne Touba dafa ba way juróom génnee àdduna yonent bi da ko feeñu ne ko bis ni ki tey na nga yar ci say njaboot na nga leen yar ci yitte gu kawe rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi mooy na nga leen bu leen yar rek ci jàng mais yar leen ci yitte gu kawe ci liggéey ñu commencé ñoom boole. liggéey ak jàng sëriñ bi di ko wane commencé ba mu xamee ni liggéey bi mën naa amal njariñ askanam da ko sanctifier da ko yóbbu ci valeur boo xamante ni da leen daan wax ni liggéey sax moo gën nga am alal ndax donte am nga alal liggéey bi ngay liggéey jaamu yàlla la ci yow da ko sanctifier ba nit ñi jàpp ni léegi boo amee alal sax da nga war a continuer di liggéey ndax jaamu yàlla bi ci nekk. mu leen nag pas n'importe quel liggéey talabul xalal mooy travail bu licite lu lew ngay lekk ndaxte ci ngay dundalee seen njaboot moo lay tax a jaamu yàlla ne leen nag bu ngeen fàggoo ba mënal seen bopp lépp kenn du leen yëpp du ngeen jaay seen ngor léegi murit bi sëriñ bi saa mu yam ci wax ko rek moom mu jëfe ko gis nga sëriñ Tuubaa lu ñu woowee transformation structurelle. dans son ba mu nekkee njaareem ñu def ko résidence surveillée lépp loo xamante ni dañ koy transformer soxla sëriñ bi daaw ko jéggaani te li mu njëkk a def mooy xam naa ne ça va te faire plaisir mooy éducation sëriñ Tuubaa moo créé éducation pour tous. bu njëkk ba li ñuy woowee doomi soxna yi ñoo moomoon xam-xam yow boo nekkul doomi soxna da ngay ñëw jàng ba mën a julli rek ñu ne la nga dellu sa mbaaru bàyyi wala yu demee noonu. Sëriñ Tuubaa ñëw pour mu tas loolu dafa jël ay noble di leen liggéeyloo jël ñoo xamante ni ay ñeeño la ñu woon di leen jàngaleloo alxuraan fexe ba këram gi mu def ko benn atelier lépp lu mu soxla woon ñi ko daan ñëwal ñi daan defar menuiserie bi lépp mi ngoon ci këram mu sant leen ñuy liggéey lu ëpp seen soxla c'est-à-dire que il faut gagner da ngay gagner plus que say besoins xam nga économie du dara lu dul say recettes ressources yi ngay am dafa tuuti say soxla bëri les ressources sont très limitées alors que les besoins li ngay am ci li ngay soxla ci alal les besoins sont illimités soxla yi dafa bëri te li nga am tuuti mu jar léegi nga xam nan nga koy administrer ndax boo amee lépp nekk ay priorité say bëgg-bëgg bari sa am néew da ngay am benn gestion booy def Sëriñ Tuubaa ne la na ngeen fexe ba li ngeen liggéey mu ëpp li ngeen soxla ndaxte li ci des mooy tax ngeen mën a rendre service à la communauté gis nga la baat rendre service à la communauté moom la murit di wax xitma mooy lan ci diine ci àdduna ci lépp murit bi bu ne
dafa war a am lu mu jàpp ci liggéey bi donc ginnaaw bañ la yaree jàngal la parce que kër Serigne Touba du woon jàngal rek alxuraan moom da nga daan jàng alxuraan jàng liggéey jàng muñ endurance moo tax nga gis mën a gis benn xale bu ndaw bu jugee ca village ba jàng alxuraan par yore benn affaire am bu ndaw di jaay nga yërëm ko ndax da nga naan kii li nekk ci pañam bi yëpp matul sax 5000 francs non on l'apprend à faire du business kooku du mës a tomber en faillite parce que erreur yi mu waroon def ci business yëpp da koy jàng ci ba mu nekkee xale te da ci boole ay teggin ndax di pour nga gis leen ñu yeewu suba di jàng te gisoo leen ñu yor kaamil alxuraan wala ay xasida c'est très difficile loolu da leen di téye toujours ci ñuy wut talabul xalaat ñuy wut lu lew le fait de pouvoir aussi gagner ba ñu ñëwee ba ay 1889 tubaab bi commencé def benn virement depuis 1847 ne dafa soxla produit bu ñuy wax gerte ndax marché yi ñoo jàppoon ni saabu buy jóge ci gerte moo gën bu doon jóge ci diwtiir. murit yi nekkoon boo liiree O'Brien wala Pellicier dalay naan les murit dañoo gaaw a développer culture boobu ndax dañ daan utiliser culture vivrière muy maïs ak ay mil commencé wut production commerciale muy gerte dañ daan dem 45% pour lu ñuy dundee 55% pour lu ñu commercialiser loolu taxoon leen ñoom ay moyens financiers yoo xamante ni lu ñu bëggoon def dañ koy def en plus le crowdfunding bi nga xamante ni dañ naan canadien ñoo ko créé 92 bu ñu bëggee defar dara ñu dajaloo cotiser murit yi seen rythme en 1917 lañ ko njëkk a wane lañ ko njëkk a def parce que 1917 ba ñu commencé nag am ay richesse yoo xam ne dafa ëpp seen besoin ñu commencé def lépp ay services rendus à la communauté loo xamante ni communauté bi moo ko moom ci la murit yi commencé njëkk a tabax juma bu mag juma ju mag jooju cotisation bi ñuy crowdfunding bi participation kii bu ci nekk 28 ngurdu la woon 28 ngurdu j'ai fait la conversion mi ngi toll ci boo ko doon natt tey jii mi ngi toll ci 150 000 francs CFA ñu cotiser ko tabax seen juma mën na leen Serigne Touba ne leen mënoon naa koo def man kese waaye dama leen bëgg a jàngal bu ngeen bëggee moom seen bopp ëllëg lépp lu ngeen soxlaati na ngeen dajaloo ngeen def ko boobaa di ngeen garder seen ngor di ngeen garder seen dignité ba ko murit ci defee boo xoolee ñoom copain ñu bëri ay Paul Martin jàpp nañ ne dañ doon wax naan bon c'est tellement organisé mais bu sëriñ bi génnee àdduna sax mu jeex lii day jeex. ba sëriñ bi génnee àdduna 1929 avec la crise des années 30 murit yi bëgg a tabax xat beneen juma Touba bi ne leen marchandise yi war a tabax jumaay Touba raay bi Jurbel la donc mënuñu ko tabax ba foofu ils ont même utilisé la même stratégie crowdfunding pour construire raay bi parce que pour ñu tabax jumaay Touba il faut que ñu créer raay dak Jurbel ba Touba c'est la première fois dans le monde un pays colonisé ña fa dëkk dajale tabax infrastructure bu toll noonu raay bi ñu ngi ci dépensé woon 5 millions de ngourdu boo ko doon calculer tey 10 millions de ngourdu boo ko doon calculer tey mi ngi ci 50 milliards de francs CFA ñu tabax seen raay ba ñu tabaxee seen raay tubaab bi nag leen moo ko jaaxaloon ci tabax bi les gens bu ñu doon liggéey dafa ne Serigne Moustapha ñii yàpp la ñu lekk ñu koy liggéey en plus de yàpp bi la ñu lekk chaque jour da nga leen di fay ñoom ñëpp 1 franc ngourdu wala ba 3 francs ngourdu c'est-à-dire que entre 5100 ba 6800 francs CFA par jour Serigne Moustapha d'accord lépp li jaaxaloon tubaab bi ci détermination mouride mooy saa yu fayee chaque journal bu ñu fayee nit ñi seen xaalis ñu ñëwaat joxe ko addi dañ leen di fayee par ñu ji la joxe ko addi léegi dem ba tubaab bi ne nag kon lii mënuma ci dara ñu tabaxaat seen raay financement participatif boobu moom la ñu utiliser ba ñu tabaxaat Massalikul Jinaan c'est-à-dire que mu leer na cohérence ba ñu tabaxee woon 1917 jusqu'à présent lépp lu ñu bëgg moom lañ koy tax ba université bi sëriñ bi di tabax ku ci nekk yaa ngi ciy def sa doole donc tarixa la boo xamante ni confrérie la boo xamante Sëriñ Tuubaa communauté la bëggoon créer boo bëggee rek créer communauté da nga leen di yar da nga leen di jàngal yar leen jàngal leen muñ jàngal leen nangoo lekk lu lew mais jàngal leen ñu liggéey lu ëpp seen soxla parce que boo liggéey lu ëpp sa soxla doo mën a defar dara ci communauté bi loolu tax nga gis Sëriñ Saliou Mbacké dem ba am 75 ans taxawal lu toll ni toolu Xelkom nga xamante ni boppam taxuloon jóg parce que à son âge xëy na amuloon dara lu fa mënoon jóge loo xamante ni amal na ko njariñ mais il pensait à la communauté donc le fait que murid bi mettre la communauté au-dessus de l'individu tax na
li ñu naan décomplexé dalu leen amuñu benn complexe ak fu ñu mën a nekk. jàpp nañ ni li ëpp solo ci ñoom mooy nan la ñuy def ba mën liggéey mais fexe ba communauté bi aussi jariñu ci sama liggéey. Cheikh Gueye exposé bi Khadim def aujourd'hui ban njàngat la ñu mën a am ci économie boobu par rapport à situation bi réew mi di dund léegi ci plan économique. waaw d'abord maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la sant ci invitation bi di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñuy seetaan di bëgg nag bu baax ci partager ak Khadim plateau bi di am xel mu dal aussi ci gis ni nga xam ne noonu la suñu économistes yi tey di amee ay jàngat ak ay gis-gis yu bees ci li nga xamee ni nii mooy yoon wi ndax booy jëggaani dara dafa fekk li nga xamee ni moom nga am baaxul ñuy fàttali aussi bu baax que ne ay président Abdoulaye Wade ba mu nekkee chercheur wala ñoom professeur Souran ak ay professeur économiste yu bëri tamit ci réew mi yàgg nañ cee gëstu boo xoolee fii àdduna toll déjà da ngay gis ne li nga xamee ni mooy capitalisme dafa toll ci paan ci toll foo xam dafa toll foo xamee ni mënatul a dem ba ñi nga xamee ni nii ñoo ko doon gën a défendre tey di taxaw di ko wone di ci bind ay téere di wane ne lii kat ñun ñoo ko yëkkati woon waaye mënatul dem communisme ku nekk xam na tamit ne depuis 1989 moom tamit dafa néew doole ci àdduna bi fépp foo xamee ni doon na fa jaar moom tamit yoon wa dafa fat kon ñu toll ci jamono joo xamee ni àdduna day wër beneen yoon ñu ci bari nag ñi ngi génne ay yoon yu bees yenn saa yi nga gis ñu wax boobu économie sociale et solidaire commencé na nekk loo xam ni dafa law réew yi nga xam ne ni ñoo ñu ëpp doole tey ku ci nekk yaa ngi tëral sa ay politique économie sociale et solidaire ñun ba ci suñu réew mi gis na léegi créé nañ ministère économie sociale et solidaire bi ñuy njëkk a dégg ci baat yooyu ay 2000 la woon tey jii ni yegsi nañ bay créer suñu ministère di développer ay loi ak ay réglementation yoo xamee ni day jéem a fexe tënk yooyu boobu économie ñuy économie sociale et solidaire moo tax dafa jot li nga xam ne nii moom la ñuy dund ñun te mu doon ay pratique économique ak ay doxalin ci réew mi ñu mën ko théoriser ko ba nga wone ko tamit ci àdduna bi wane ni lii mooy yoon wi nga xam ne ni mooy yoon wi gën a baax donc jàpp naa ne loolu suñu génération war nañ ci bay waar wu am solo donc pour répondre directement à sa question d'abord pour par rapport ak li nga xam ne ni moom la Khadim doon wax effectivement si yoonu murit milieu rural la juddoo soo xoolee même avant sëñ bi di commencer même toog foo xam ne Diourbel fi nga xamee ni fa la Khadim wax léegi ne fa la créer benn cité idéale expérimenté li nga xamee ni nii moom mooy modèlu murit bi même avant loolu sax teg wala tester foi wu nit ñi ak seen pare bi nga xam ne war nañ ko pare pour topp l'islam doon ay dëggi murit doon nit ñu endurant loolu ci passage yi nga xamee ni def na ko yëpp muy Thiéyène muy Mauritanie muy fépp foo xamee ni yóbbu nañ ko fa loolu boo ko fa xoolee da nga koy gis ndax da doon ay bërëb yoo xamee ni même pour dem fa wala pour dëkk fa fu manqué ndox fu ay rabu àll doon nekk loolu yëpp c'était aussi pour tester l'endurance des mourides même bi nga xamee ni mi ngi sos Touba 1887 loolu tamit bokkoon na ci li nga xamee ni moom la ñu gënoon bàyyi xel mooy fu mu dem rek ba nit ñi fekk ko fa ba organisation bi commencé taxaw mu dem jàll feneen loolu tamit mën nañ ko ci dolli mais comme ni ko Khadim waxee maanaam principe yooyu nga xamee ni définir na ko maanaam muy liggéey joxe muy xam-xam muy ay tëralin yu bari yoo xamee ni daal nekk na ay principe ci économie mouride moom moo permettre économie mouride nekk économie boo xamee ni
wala murit yi en général nekk ñoo xam ne dañu am capacité d'adaptation. soo demee milieu rural fa la ñuy jëkkee fa la ña ngi fa sos ay daara sos fa ay village yoo xamee ni principe yi nga xamee ni nii moom la Xaadim doon expliquer léegi moom lañ fa doon doxee donc ñëpp xamee leen ci bay ba tax sax ku mel ni Jean Coppens comme ni mu ko waxee tuddee leen les marabouts de l'arachide ñëpp jàpp ne ñoom daal ñoom ñooy nit ñi nga xamee ni ñoom mbay mooy seen mbir bi nga xamee ni dem nañ ba dans les années 50 murit yi commencé génn dem ci dëkku taax yi bi ñu demee ci dëkku taax yi tamit wane fa capacité d'adaptation boobu sos fa ay métiers yu bees ba tey jii nii bu ñuy wax économie sociale et solidaire wala ñu naan économie positive wala économie circulaire foog fekk na yooyu ñoom commencé woon nañ ko pratiquer depuis bu yàgg maanaam mooy tey jii nii jël ay def recyclage jënd ay butéel nga dégg jënd ay ferraille xam nga tey yooyu ñu nekk nii mooy recyclage dans les années 50 déjà fekkoon na murit di ko pratiquer mais li nga xamee ni nii moom bañ fa jógee ñëpp jàpp ne ñoom mën nañu adapté au milieu urbain mais est-ce que foofu la ñuy yem milieu émigration internationale ñëw wane aussi beneen capacité d'adaptation murit yi nekk fépp tey jii nii ci àdduna bi sur tous les continents fu ñu dem garder fa seen identité mais en même temps profiter ci opportunité yi nga xamee ni ñoo fa nekk kon loolu boobu histoire li muy wane mooy taxaw nañ ci ay principes yu dëgër. taxaw nañ aussi ci seen respecter seen identité respecter li nga xamee ni nii moom mooy maanaam seen taxawaay boo xamee ni comme ni ma koy waxee liggéey ci àdduna ba mel ni doo fi jóge waaye jaamu yàlla ba mel ni suba nga fiy jóge loolu xam nga principe bu l'islam la sunna moo ko génne kon loolu rek moom la ñuy pratiquer boo gisee lépp loo xamee ni sëñ bi jàngale na ko dafa am cëslaay ci l'islam ba tax na tey bu ñu yegsee ci réew mu mel ni Sénégal tey nga xam ni depuis lu mat juróom benn fukki at mu ngi nii ñu am suñu indépendance ñu gis ne réew mi ni mu war a doxe ba tax nit ñi génn ci ndóol ba tax nit ñi am ak yar ba tax nit ñi fonkante loolu dafa des donc développement boobu moom la ñu war a xool ñun buñ doon définir tey développement ci ñun lan lay doon bu fekkee développement boobu définir nañ ko ba pare nan la ci suñu diine di taxawee lan lay war a mën a jànge ci yoonu murit ci li nga xamee ni moom mooy njàngale sëñ bi ak ni yoon wi doxee même ginnaaw sëñ bi pour mën ci tëral ay principe yoo xamee ni mën nañ ko doxee benn ci yi nga xamee ni moom laa ci gën a jàpp ñu war cee def d'ailleurs benn communication ci kanam ci colloque màggal gi mooy dërëm ak ngërëm nga pour murit bi wut dërëm comme ni ko Xaadim waxee dërëm bu lew waaye wut ko doyul il faut nga am ci loo xam ni dina ëpp say soxla ba nga mën koo jël jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ñu loolu la ñuy tuddee xidma maanaam mooy tey jii nii buñ ko dindi woon ci arabité bi turu arabe bi yaakaar naa mën nañ ko tuddee citoyenneté parce que koo xam ni yaa ngi jóg lépp loo xamee ni nit ñi soxla na ko ci sa wet walla ci mbedd mi walla sa kër ci lu baax nga defal ko te yàlla tax kon xam nga bu ñu ko appliqué woon rek dëkk bi dina set kenn du seetaan tilim muy lor sa morom waxatuma laa muy lor sa bopp waxatuma laa muy lor sa morom lépp luy jubadi di nga gis dina wàññeeku ci dëkk bi lépp luy li nga gis ci circulation bi indiscipline ñàkk a mayante ñàkk a yaatal xol yi loolu yëpp mën na dugg ci xidma kon ay principe la yoo xamee ni yàgg nañ koo pratiquer man comme ni ko Xaadim waxee am na lu bari ci yoon bi lu ñu réaliser loo xamee ni ci loolu la tënku mais malheureusement ni suñuy réew yi tëddee dañoo jaar beneen yoon woo xamee ni du suñu bos maanaam yoon boo xamee ni tubaab bi moo ko fi indi
ñëw indi état boo xamee ni ci foofa la juddoo ñu ñëw état nu mu fi ñëwee doole maanaam colonisation moo ko fi indi ay tëralinam même ba ñuy am suñu indépendance tooguñu daal di xool naka la ñuy tëggee ab état boo xamee ni day correspondre ak valeurs yi nga xamee ni mooy suñuy ay valeurs ba tax même ci mbiru koom ba tey jii ni ñuy waxu plan de relance ginnaaw Covid bi da ngay gis ne ba tey yéeguñu ci nekkuñu ci yoonu vrai développement dañoo nekk ci yoonu développement boo xamee ni day tax ñu gën a bari bor gën a féete ci ay investissement yoo xamee ni li muy jur mooy corruption ak jubadi wéeru aussi ci ñeneen di ci jariñu ñu dul ñun donc boobu économie nag Covid bi li mu wone mooy dañoo ko waroon a wàcc boobu daal di yëg war fasu économie bi nga xamee nii moo correspondre ak suñu ay valeur correspondre aussi ak suñu cosaan donc bu bis bu ñu wëlbatikoo gën a fonkaat li nga xamee ni nii moom la suñu mag ñi jàngale li nga xamee ni moom la Sëñ Touba pratiquer murit yi di ko doxee ci milieu yi nga xamee ni fa la ñu jaar yëpp ba tey jii ni Sénégalais yëpp xam ko loolu man jàpp naa ne bu ñu ko defee suñu réew dana fi tane. est-ce que justement plan de relance bu ñu wax. ak jafe-jafe am ak Covid bi gis nañu réew yëpp tëj seen frontière. jafe-jafe am ñëpp ku nekk boppam la tal est-ce que philosophie boobu ak maanaam économie boobu mun naa nekk socle bi nga xamante ne mën nañu ci sukkandiku ci réew mi xool na ki mën a développer Sénégal. Alassane murit yi dañoo teel a am autosuffisance alimentaire dañoo teel a mu suñoo dépendre ci tubaab mu li ñu woowee économie informelle c'est une économie parallèle une économie rebelle. xam nga murit yi dañoo jàppoon ni tubaab bi ak Serigne Touba parce que Serigne Touba son premier combat c'est dafa tenqi murit yi ci civilisation orientale ak occidentale li mu njëkk a def mooy fexe ba wane ni yonent bi moo ñu gën de waaye naari gën ñu tubaab yi mën nañoo jàppee esclave mën nañoo coloniser gënuñu leen boo xoolee ci Masaalikul Jinaan boobu xëy na tout tànk la ci Zahir Serigne Touba mi ngi ciy wax naan la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension parce que boobu rek ma ngay xeex ni bul nekk nit ku ñuul nga wàcce sa bopp jàpp ni am na keneen ku la gën Serigne Touba dafa amoon fierté donc li mu njëkk a def ci murit yi mooy fierté amuñu benn complexe mu mën naa toog ba dem ba Maison Blanche wala mu dem ba Paris naan fa café Touba jàng fay xasidaam yoonam nekku ci dafa waxuma la décomplexé mais moo boobu dafa amul ci tubaab. moo boobu c'est-à-dire que pour moom ku dul taalibe moo la gën amul complexe nekk fenn assumer identité moo tax ils ont une culture boo xoolee ni ñu solo ni ñu waxee seen langage sax dafa ami teggin mën nga ñuy wax ak yow waxin bu sell waxin bu rafet seen façon de s'habiller parce que simplement arabe bi amul jeexital ci ñoom culture arabe bi parce que Maodo daan wax naan qui apprend ma langue assume ma culture et qui assume ma culture subit le poids de ma civilisation Serigne Touba dafa bañoon ñu subir ñaari civilisation yépp muy bu arabe muy bu occidental moo tax ba mu jugee foofu ba mu créé nag son économie ñàkk ko tubaab bi dafa dem ba si yàgg mu soxla Serigne Touba ndaxte xamoon na li mu soxla ci gerte murit rek ñoo ko mën a am mais murit da leen daan permettre aussi ñoom ay ressources yi mën a tax ñu def seen investissement économie boobu nag depuis 1917 1920 parce que li indi parc Lambaye sax mooy li Cheikh doon wax léegi ba ñu commencé tabax jumaawu njaareem bi ci la yenn murit ne li ñu bay rek doyatul 3 mois ñu bay rek am def ko doyatul. foofu ñu wuti ay métiers hors saison. ci lañ commencé ñëw di def recyclage nekk ay chauffeur nekk ay cuisinier nekk dans le système de production ba ñu lépp nag lu ñu ci wut lépp mooy lu lew mën nga sànni sa matériel sax ñu far ko recycler ko jaay ko mais lu lew rek nañ lekk lu lew ba ñu demee ba tubaab bi xam ne ñii sont organisés ñi ngi liggéey mais il a tout fait pour inviter leen moom ci économie pour ñoom dafa araam ñu liggéey ak tubaab bi pour ñoom lekk alal tubaab bi dafa araam mais liggéey ak tubaab bi dafa araam donc seen alal moom nañ ko ñag tege ko nele ñu liggéey seen liggéey bàyyi li tubaab bi teg
tubaab bi nag tuddee leen informel alors que c'est pas une économie informelle c'est une économie parallèle parce que ñoom seen économie la tubaab bi bokk ci 1960 ba ñu amee indépendance au lieu que ñu corriger ko ñu bàyyi ko di ko tuddee informel mais ki jàng tubaab la muy joxe ci fay impôt sur la société moom lay joxe ci àddiya mais jàpp na ni bu ko joxee nitu nguur gi murit bi mu jënd ci oto yàq ko ñu ne jiñante ci ay sàcc alors que bu ko joxee sëriñ bi mu dem ci daara ji am xale jàng ci alxuraan ainsi de suite mu am ci ay yoolam ak jumaa yu demee noonu donc esprit boobu la am ba léegi c'est-à-dire que tant que suñu état yi aussi nga xamante dañ leen a franciser ba léegi jàpp nañ ni état confort la nguur la pouvoir la li ngay mën a fekk Serigne Mountakha mu toog wala nga gis Serigne Cheikh Saliou mu ñëw toog ci suuf di naan café mënoo amoo fi fekk ko ab ministre wala député pour moom foo mu sol costume cravate toog taxawaay bu tubaab bu xaw a loolu moom nag day jàpp ni kii bi loo ko joxe da koy def ci confort personnel donc ils ont créé une économie parallèle boo xamante ni état bi moo ko récupéré wu et li am solo ci ñoom li ñuy def ba léegi ñu ngi ci gis seen intérêt bopp parce que amoon nañu autosuffisance ci lépp bu ñu demee à l'étranger les mourides gagnent plus la même chose bi ñu am fi la ñu am foofu ils gagnent plus que leurs besoins c'est que mouride son esprit c'est ça je dois gagner plus que samay soxla loolu day tax lu ma bëgg def dama koy def. est-ce que am na possibilité justement économie boobu ak économie bi ñu fekk fii. am ay zone de convergence ba ñu xool naka la ñuy mën a développer économie Sénégal. mais loolu liggéey la xam nga il faut que état mooy xam ni moo am intérêt à ce que sur les personnes actives yu am Sénégal muy 10 millions yoo xamante ni ñu ngi yeewu di liggéey am les 10 millions de personnes actives 400 000 ñoo ci salariés 9 millions 600 yëpp dañu koy wuti mais 9 millions 600 yooyu boo xoolee pendant la période de la Covid ba état bi naan restez chez vous Sëñ Mountakha disait le contraire parce que état bi moom 400 000 yi muy fay ak privé bi mais pour moom tant que mi ngi leen di fay rek mais loolu mooy Sénégal mais sëriñ moom day jàpp ni mais ay taalibeem seen activité mooy doxal seen i mbir il faut que mbir mi parce que ñoom loolu la ñu mën a dundalee seen njaboot. parce que lekk lu lew ni ko murit bi déggee moo tax moom pour moom liggéeyam rek ñaq jaruñu boo xoolee wax ji ñaq jaruñu c'est-à-dire que da ngay ñaq te jàpp nañ ni boo amee njariñ sa askan c'est-à-dire que quand tu travailles booy liggéey di amal njariñ sa askan chaque fois da ngay neex a bëgg donc liggéey ñoom amuñu ci benn problème maintenant il faut que aussi ñi yor temporel bi ñi yor état xam ni dafa am ay mutations yu mag yu ñu war a def foofu ñu xaw a parce que tubaab bi sax léegi mi ngi soppeeku. boo xoolee tubaab bi dépasse ñu ngi commencé démystifier xaalis da nga gis ay président France dama naan benn ministre sénégalais oto mën naa jënd oto tous les ministres français. benn ministre sénégalais. ñun dañoo nekk dans le confort ba léegi. que la nag la muy daj pour am alalam day jàpp ne war ma ko jox kii mu def ko ci confort am alors que moom day xam ni fu mu jugee xam nga murit yi soxlawuñu banque. parce que li seex na économie endogène bi ñu créé mooy ki jóge daara dañ koy joxaat benn mbokk daaram bu nekk Dakar bu xaw a avancé kooku koy jàngal maintenant business jox ko petit commerce muy dem ba ainsi de suite léegi kooku bu demee tamit day def la même chose léegi mu am benn économie endogène boo xamante ni xale bu jóge daara wàcc rek dañ koy jox magum daaraam bu nekk Dakar yor ainsi de suite kooku moo koy financé ndànk du ko jàngal liggéey muy dem ko ñëw ainsi de suite di ko permettre tamit bu nekkee grossiste ñooñu nekk ay demi grossiste ñu def benn pyramide boo xamante ni tout est endogène. damay def benn étude ci ñiy jaay parking oto yi. bu ñu lay wax ñoom nu ñu leen financé ay yeneen mbokk yi nekk à l'étranger ñoom ñoo jël seen épargne au lieu que ñu def ko banque ñu investir ko ci ñoom mais lenn rek moo leen ci loolu day mel ni sëriñ bi mooy doon garantie bi ba yow lu ñu la jox di nga ko rembourser te doo ci loolu doo ci en fait. amul doute ni yow di nga ko fay. en fait valeur confiance daf ci am solo. moo tax loolu ñu woowee la richesse sociale murid dañuy wut richesse sociale richesse spirituelle soo ko wut richesse matérielle pour ñoom nit ki moom da nga war a baax da nga war a amal njëriñ sa société fi ñu teg richesse financière ñoom teguñu ko fa donte mën nañ koo wut bu ñu nekkee nag ci li ñu dund nii fan yi nga xamante ni lépp dafa metti ku ci nekk da ngaa tëju sa biir. su réew da ngay toog ba chaque nga ne man lan laa am Alassane suñu réew mi foofu ñu wàññi tubaab gi tuuti. buñ ko wàññee ci njàng mi ci gérer état bi ñu xool lan lañ am lan mooy suñu valeur. consommer local bi. yére yi xam nga tubaab dafa yàq yi tubaab dafa tracé yoonam ba pare daw ba jiitu ci nañu yoon bi fii la jaar leen ci man.
ñu nit ñi nekk ci rëng-rëng yi gu metti di jaar ci yoon boobu alors pourtant am nañ suñu beneen yoon boo xamante ne boo waxee ñu dégg la boo jëfee ñu gis autosuffisance alimentaire Sénégal mën na ko am parce que dara forcé wuñu bu ceeb amul woon ci crise bi nii dañu continuer di lekk ka naan yan aliment la ñu lekk yooyu yëpp day yoo xamante ni am nañ ko ci biir réew mi mais ñun ñoo jàpp ni ceeb la ñu war a lekk aussi état bi jàpp ni moo gën a yomb ci moom mu faciliter ñu je pense que am na tellement de permutations yu ñu mën a def des substitutions yu ñu mën a def pour mën a permettre nit ñi ñu lekk lu ñuy bay jéem a transformer lu ñuy bay parce que l'économie mouride dafa teel a transformer te xam naa ne après dañ ci ñëwaat pour cette transformation. mais bu ñu est-ce que mën na am na possibilité état bi nu muy liggéey ak économie lëkkaloo ak économie mouride ak yeneen petit tarix yëpp xool parce que bu ñu waxee par exemple dañu bëgg a tabax Massalikul Jinaan nañuy cotiser bu ñu nee assainissement Touba ñu ngi cotiser bu ñu bëggoon sax yéen a créer banque mën na koy créer bu ñu bëgg créer te entreprise ci région yi mën na koy créer naka la intelligence économique boobu mun a am diggante état bi ak murid yi ak yeneen taarix yi pour ñu mun a am économie endogène. xam nga loolu dañ cee dellu ginnaaw ndax même tubaab bi nga xamee ni colonisateur rek la woon. ñëw jóge fële pour ñëw noot ñu jël suñu koom bi mu demee ba comprendre li nga xamee ni moom la ñuy expliquer depuis sànq. ne ñii kat ku sukkandiku ci ñoom am nañ loo xamee ni moom la ñu gëm am nañ lu ñuy liggéeyee am na ñu ñuy produire ñii kon. ku sukkandiku ci ñoom même li nga bëgg di nga ko am ba tax suñ daan tëral ay politique dañ daan favoriser marabout yi parce que liñ leen jàppe mooy ay partenaires sëñ bi boo ko joxee tool bu mag a mag moom xam nga ni mën na jënd ay tracteur xam nga ni am na ay taalibe yu koy bayal kon soo bëggee sa production yokk war nga mën a def partenariat ak sëriñ bi même loolu soo ko gisee tey day nekk ci benn démarche clientéliste surtout démarche non assumée boo xamee ni loolu moo xaw a doy waar dañ koy jàppe sax corruption fekk ne du loolu fekk ne réew mu nekk dina am ñoo xamee ni ñoom ñoo yore koom bi bu dee ci mbay la bu dee ci commerce la bu dee ci industrie la ñooñu boo nekkee cim réew économistes yi xam ne ñoom ñu ko war a gën a dàq analyser war nga mën a sukkandiku ci ñooñu amanteeg ñoom ay genre effet entraînement voilà su ko defee ñoom comme li mu expliqué sànq ci Xelcom ba ñuy wax 45 000 hectares ne dañ koy déclasser jox ko sëñ bi mais boobu lu nekk dégg nañ ko ci mais soo gisee ni nga xamee ni noonu la à la fois préserver environnement bi mais en même temps mettre ko en exploitation ak effet d'entraînement bi mu am ci zone boobu yëpp ba zone boobu yëpp développé da ngay gis ne kon ñoom war nañu mën a nekk ñi état bi di defal partenariat pour loolu xoolal réew mi genn wàllu réew mi yëpp sëriñ yi ñoo ko défriché bu ñu ko défriché wul woon tey li ñuy wax souveraineté alimentaire wala ñuy wax sax suñu sécurité alimentaire kenn xamul fu ñu jëm parce que justement dañoo soxla woon zone wala ay terrain d'expérimentation principe yi nga xamee ni nii moom la mooy principe yoonu murid kon foofu noonu mooy yoon bi maanaam réew mi tey jii dafa war a dellu si suñu gouvernement yi ñu am tey jii nii daal di gën a assumer le fait que suñu kilifa diine yi yor nañ ci ay principe yor aussi ci ay nit loo xamee ni mën na permettre ñu nekk ay nit ñoo xam ne war nañ construire ay projets autour de parce que xam nga yaa ngi joxe exemple sànq man damay xool chaque fois ne vrai gâchis lañ def par exemple ci Ila Touba bi parce que la jëlee chemin de fer Diourbel yóbbu ko Touba waroon na mën a jëlee tali Dakar ba Touba ci lu gën a yomb bu fekkee da nga ko wax ni murit yi seen yëf la yitte woon nañu ngeen def ci seen doole muy doole liggéey muy doole poche su ko defee même bu fekkee lu symbolique la sax murit yi dinañ ko def seen yëfi bopp tey jii nii weesut jàpp naa ne reboisement wu li ko wër yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne ak tool ñu war a def tool yi ñu war a exploitation zone bi nga xamee ni moo wër autoroute à péage bi nga xamee ni léegi
viable na. mënees na fa dem. transporter marchandise ak yëpp ak produit transportement yooyu yëpp. loolu fi mu nekk nii mën na nekk projet boo xamee ni. mën na nekk moteur du Sénégal d'autant plus que depuis bu yàgg def nañ ay recherche yu wane ne axe boobu moom mooy axe bi gën a dynamique Sénégal du point de vue démographique du point de vue socio-économique ku tudd Ousmane Thiam moo ci def thèse am Avignon. donc xam nga kon loolu te boobu waxaguñ sax waxu Ila Touba donc ça veut dire que ne am na tey jii nii ay opportunité encore. bu ñuy wax ca Vallée ba bu ñuy wax muy Casamance muy fépp foo xamee ni ay am na ay terres yoo xamee ni mën nañ koo bay même agropole yi ñuy wax ñu jox ci cër bu baax. marabu yi. sëriñ yi coopérative yi. def ay coopérative autour d'eux. loolu lu war a mën a nekk damay bañ mu nekk réflexion boo xamee ni day aérienne. fi mu toll nii tembe réew mi dafa jot ñu dellu ci li nga xam ne nii moom la ñu moom mooy suñu réelle pratique économique. ñu sukkandiku ci valeurs yi nga xamee ni moo ko lal pour ñu mën a dem. nga yaakaar nga nguur gi ci gëstu yu muy gëstu mbirum économie war na ci mën a boole sëriñ si ñoom ñëpp ñu toog xalaat ku nekk indi xalaatam tënk ko mu nekk plan de développement réew mi. loolu mënul ñàkk tey jii nii lii lay won ne ba tey ñoom ñu ngi ci schéma boo xamee ni du schéma bu jege loolu mooy même lii ñuy wax ni ay plan de relance doo ci gis ñu associé ci benn kilifa diine doo ci gis ñu associé ci benn kër goo xamee ni war na mën a convoquer ay principe yoo xamee ni wuute na ak yu nguur gi ngir mën a jëmmal benn liggéey boo xamee ni day tax réew mi jëm kanam te mais li nga xamee ni nii moom lañ ci war a gën a jàpp mooy en réalité ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu gëmuñu ko soo seetee depuis bi ñu amee indépendance ba di nga gis quelques hommes politiques yu jàpp ne loolu mooy yoon wi gis nañ fi ay ñoo xam ne ni proposé nañ ay banques proposé nañ ay partenariat ak tarixa yi mais en général ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñi jiite ñoom ñooy ñiy gagné pouvoir bi loolu bokkul ci seen schéma ñoo ngi xoolaat bu baax programme yi nga xam ne nii moom la ñu tëraloon bi ñuy def élection yi weesu yooyu xeetu idée yooyu sax jegewuñ ko pourtant nag lu war a mën a nekk la. parce que li créé tey économie ministère de l'économie sociale et solidaire pour gën a mën a saytu benn ay catégorie économique yoo xamee ni ci principe yii la ñu sukkandiku. loolu war na nekk suñu spécificité ndax fañ ko dem jëggaani ay économie sociale et solidaire ñoom noonu lañ ko jàppee ñun ñoo war a bàyyi économie sociale et solidaire jàpp ay tur yoo xamee ni dina dëppoo ak suñu làkk ak suñu cosaan pour nit ñi gën ko approprier wu. ba mën a nekk acteur ci développement réew mi waaye pas seulement acteur ci développement wu seen tarixa. gis nañu par exemple à travers le monde réew yu bëri am maanaam avancement ci économie dañu sukkandiku seen valeur d'abord seen réew mooy pays émergents yi ñuy wax yi. Sénégal tey gis nañu am nañu xëy na ñuy defar yu bëri ñu koy exporter. waaye duñ ko transformer. est-ce que yaakaar nga ne mbirum transformation bi war naa mu nekk lu mucc ayib. surtout ci économie mouride ñoom dañuy transformer. mais loolu nag Alassane ñun mooy suñu liggéey. moi je dis que surtout les économistes mourides parce que boo xoolee même la transformation de l'arachide ci pays mouride la ëppee Diourbel Touba lu ko wër. mu am na usine tege foofu. ils ont commencé à le faire. parce que foofu nag loolooy ndigal li léegi il faut que ñu bàyyi. jaay produit primaire suñu état yi ci boppam xam nga fi ñu nekk nii même plan de relance bi ñu ngi ciy xaar mbay mu am doole mbay mu am doole amul solo. xam lu am solo. la nga béy nga transformé ko parce que sinon bu mbay mu réyee encore gerte gi lu muy gën a bëri ñuy gën a am problème parce que chinois yi bu ñëw duñu xam fu ñu koy jaay. boo ko trans day yàqu sax. day yàqu. parce que xam nga Sénégal ngay gis ñu leen naan wuy gerte gi day joxe aflatoxine ainsi de suite di lekk tiga dégg di lekk gerte ja. mel ni gerte du gerte rek. c'est que il faut que ñu may organiser les paysans ba bu góor ñi béyee ba pare. jigéen ñi transformé ko diwliñ segal gis nga diwliñ segal boobu di nga am diwliñ di nga am ràqal boo jaay say dundale say xar il faut que ñu bàyyi jaay produit primaire Alassane gis nga produit primaire fekk yaa ngi koy jaay ndaw ñi di jël locco yi di dem di ko transformé fa nga ko jaay. parce que loolu liggéey li koy joxe mooy loolu la ñuy transformé boo ko transformé wul fii ndaw ñi jël bato topp ko
léegi nag état day am gis-gis en tout cas les Mourides dañoo am fierté lu jóge seen réew dañoo ils sont très patriotes boo xoolee boo leen gisee foo leen mën a gis ci àdduna da nga leen di xàmme jéemuñoo niroo kenn c'est-à-dire boo leen gisee da ngay identifié woo xam ne ñii Sénégal lañu ils ont une culture la ñu boole ci seen affaire. mooy yëre bay laxaat yi yëre bay laxaat yi maxtu bi café gis nga café gi sax dañ ko domte dañ ko domte def ko café Touba. c'est-à-dire que dañoo bëgg seen yëfi bopp di ngay commencé gis ay boutique Mouride sous peu da ngay gis ay boutique Mouride nga xamante ni dañ fay jaay culture Mouride dañ fay jaay produit Mouride foofu ngay jaaree ba commencé di leen jëlloo lu ñu transformé man diwluñ segal laay toggee sama kër parce que am naa benn xarit boo xamante ne moom day jël gerte gi segal ko moo gën fuuf maa ngi xaar ba kenn ma day joxe cancer c'est que yabaati mënul weesu ngay jaay gerte caaf ci mbedd mi di jaay tigga dege ba pare diwluñ ngeen naan diwluñ gi day joxe cancer faiblesse boobu ñu ñuy teg ba bu tubaab yi waxee rek nga ne non tubaab yi wax nañ Banque mondiale wax na wala FMI wax na ngand yi wax nañu quoi alors que yow ñooñu amu ci kenn koo xamante ni am na 10 minutes yu muy toog xalaat ko sa situation ba ñu lay defal ajustement structurel sax dañu xëy dagg benn costume boobu ajustement structurel pour tous les pays africains costume bi benn costume la ñii mu xat leen ñii mu ëpp leen ñii mu yem ci ñoom donc yow pays africain bi au lieu que nga xam ne yaa war a xalaat autant xëy na mën nañu amuñu woon masse critique ou intellectuelle mais fi ñu nekk nii waratuñu am benn gêne commencé di xalaat mbir yi avec froideur jot na de génn suñu bopp ci yenn fi ñu tënk mais nit mënoo nangu 60 ans après l'indépendance na nga doon dundee en 1960 moo gën tey nañuy dundee c'est-à-dire que sénégalais 1960 moo gën a riche sénégalais bi am na dëkk yoo xamante ni multiplier nañ seen richesse 30 fois ñun bougé wuñu parce que leen la ñu jàppaloo liggéey leen bu ngeen liggéey ba pare ngeen jox ñu transformer après ñëwaat jaay leen ko nekk leen daal une armée de consommateurs vous allez produire vous allez consommer mais vous n'allez pas transformer alors que transformation boobu mooy créer liggéey Mouride nag moom bu ndigal jëmee ci transformation rek bu ci sëñ bi jàppee rek gëm naa ni dara dootuñu lekkati dara lu ñuy transformer suñu dëkk. mais lan moo tax justement état yi amuñu stratégie boobu waxtaan ak kilifa yi diine yi xam ne ñoom bu ñu waxee ñu déglu leen sukkandiku si ñoom pour le bien du pays par rapport à l'économie par rapport à d'autres secteurs. Alassane xam nga da ngay gis suñu homme d'État dañoo jàpp ni bu ñu yeewul ba sol costume bu ñu biddantee réew mi taxaw ñu wane ni état la parce que pour ñoom lii état la léegi nag spirituel mel ni ñun ñëpp bokkuñu Sénégal nit ñi duñu ay nit dañoo am complexe ba léegi non état ñaan diw homme d'État nga homme d'État mooy lan bu nit di waxee dara sax nga noppi c'est-à-dire que dañu on a une faiblesse dañoo définirul dañoo jox lu ñu moomul ñu gën cee farlu ñu ko moom amuñu stratégie ñun xam ni yeewute bi état war a yeewu xam ni man kat su ma bëggee lii ci sëriñ bii su ma waxee lii mën naa ko am ci sëriñ parce que yow état dem na ba nit ñi wóolatuñ la kii boo dul wax dëgg sax ñu ne non politicien la. boo dul wax katu dëgg. kii wax dëgg na da jàpp nañu mooy homme religieux yi loo bëgg foofu nga koy jaaree gis nga bu ñu taxawoon tey rek gerte gi ñuy bay traite. lu mu bari bu ñu ko transformé wul problème lay am indi ci réew mi ndaxte ñi ko bay li ñu ci doon wut duñ ko ci am or mën nañ ko transformer suñu réew avec des moyens xam nga liy développer agriculture mooy nga fexe ba baykat bi gerte gi mu bay soxnaam am lu mu ci am ay doomam am lu ñu ci am parce que mooy production transformation distribution commercialisation moo am chaîne de valeur boo xamante ni ñu bëri dañ ci li ñu naan lekk seen lekku gaynde waaye da nga jël gerte gi rek jaayaat ko chinois yi indi ko say grande surface di la jaayee 2500 grammes yi def ci ay céréales yu ndaw takkal la ko ci mbuus nga ñëw di ko lekk sans problème mais xale yi mënuñu fee toog. parce que xale yi leen tee ci réew mooy liggéey. bu amul dañuy dem sa yoon. te ku dem ba mën a joxe sa bakkan mu xam ne am na risque nga joxe ci sa bakkan Alassane kooku sës na. moo tax boo leen jéem a téye sax xam nga moo tax crise ba ñu commencé au début restez chez vous ma ne mais dëkk boo xam ne xale yaa ngi jël bato di dem. ndax lu nga leen te restez chez vous loolu du xel. donc réew mu néew doole day nangoo am gis-gisu transformation nañu bàyyi modèle tubaab bi gis nga modèle asiatique bi ñoom ils ont les child balls la stratégie des child balls mooy les Zaybats lañ koy woowee ñoom mooy stratégie mooy lu ñu amul bëgguñu ko lu ñu amul bëgguñu ko Chang Li dafa tëjoon Corée ne leen lu ñu amul bëgguñu ko
ñoo créé Samsung ñoo créé LG ñoo créé Nasco ñoo créé Hyundai lépp lu ñu bëgg amal nañ ko seen bopp ñun nag dañoo copier ba far dàq. te bàyyi li ñu am suñu réew am nañu complexe sax wax lu li xew suñu réew dañoo am on est mentalement faible tubaab bi li mu njëkk a def mooy dafa rey suñu mental. dañoo fragile. dañoo faible pour ñun tant que toppandoo Orient wala Occident existé wuñu dañoo bàyyi suñu identité bopp te je pense que bu ñu indiwul suñu identité bopp dañuy perte suñu. ak justement économie dafa lay commencer confiance en soi éducation d'abord nit ñi ñu xam seen valeur bopp seen valeur réew balaa ñu jéggaani feneen parce que même histoire Sénégal boo koy jàngat ni ñu koy tënkee ni ñu ko bindee xale di ko jàng du ñu am confiance seen bopp. Lat Dior a été battu Béhanzin daw na kii daw na xale boo koy buy environnement bu ci màggee. du wóolu boppam. alors que boo déggee tey États-Unis Amérique. make green again loolu la kii di wax. te loolu bu duggee ci xale yi dañuy am confiance bi seen bopp. confiance en soi confiance entre nous loolu nekk na base ci bépp façon dundin mais aussi ci économie. xam nga li Khadim doon wax sànq. ni par exemple Sandaga di fonctionner génération par génération ñi ngi intégrer ñu bees ñiy ñëw jeunes yi. ni ñuy sukkandikoo ci bokk gi ñu bokk. ak bokk gëm-gëm bi ñu bokk. loolu ci boppam moo tax système bi aussi di am reproduction nde kon bu ñi riche ba pare keneen du ci topp riche mais da ngay gis dafa am chaîne u jàppalante. solidarité loolu tamit dafa am solo lool ci ñun ni ñu gisee économie ñun. ñun fii suñu réew du économie boo xam ne dafa war a lal compétition. dafa war a suñu économie fii dafa war a dundal collaboration dafa war a dundal diggante yu rafet. diggante yu sell. moo tax yooyu principe dañ ko war a indi mais tey jii nii même ba ci xam nga ñu ngi doon wax sànq ay jumaa yeeg yooyu nga xam ne tey jii ci màggal gi comme ci màggal lañ toll. xoolal màggal ni mu waree nekk moteuru. économie suñu réew ndax. fan lañ koy defee Touba maa ngi dégg démb président de la République daal di ne Touba moom la ñu war a liggéey pour mu nekk le pôle d'équilibre mais ma ne ba mu ko nekkee ak léegi yàgg na depuis les années 80 Touba mooy pôle d'équilibre du point de vue démographique du point de vue économique lépp lu Dakar nekk premier Touba mu nekk deuxième kon nekk na ba pare pôle d'équilibre amoon sax benn prix Istanbul la ville de Touba. Voilà donc man ba ma ciy def sama thèse. bokkoon na aussi ci pour wone ni Touba nekkee capitalu informel ni bu Dakar nekkee capitalu formel Sénégal formel état moderne et tout ça Touba mooy capitalu informel mooy capitalu économie bi nga xam ne mooy économie réelle réew mi ba tax maa ngi fàttaliku benn étude bu ñu defoon l'arachide un moteur en panne 96 xam nga kon gerte mos na yàgg na poser problème. li nga xamee ni nii moo indi woon panne bi mooy booba ndekete Touba dafa commencer jouer rôle aspirateur par rapport ak production bi te nit ñi gisaguñ ko ndekete li ëpp ci production bi léegi marché gare bu ndaw marché gare bu mag yu Touba yi. fa la ko nit ñi di stocké bu ñu demee ba nga xamee ni nii production kii bi wàññeeku na. commencé ko génne jaay ko mais li muy dundal foofu ci ay jigéen yuy. xool yi ñii di tigadege ñii di segal ñii di kii boobu loolu mooy chaîne de valeur bi nga xamee ni moom la Khadim doon wax maanaam ñu baree ciy dund ci économie boobu du rek ñi nga xamee ni ñoom ñooy dem jëndi gerte ya ca tool ya ñi koy transporter ñi koy stocker ñi koy jël di ko transformer waat donc loolu yëpp ay nit ñu bari ñoo ciy dund loolu nag ku ko def ci secteur yu bari ci Sénégal day jëm kanam bu ñu jëlee màggal bi comme moteur soo gisee yeneen réew yi dañuy fexe di créer ay événements. comme Coupe du monde. ay Jeux olympiques. di créer ay événements ay foires yu mag pour lan la pour stimuler. absolument échange yi tey ñun ñu am màggal ak yeneen màggal yi ci topp gàmmu ak yeneen gàmmu yi yooyu. dafa war a nekk ay opportunité pour que fañ koy defee mu am benn économie bu fa juddu bu fa lëkkaloo ba enrichir ña fay dëkk. tey jii nii li wër Touba dafa war a nekk bërëb yoo xam ne dañ fay yar ginaar di fa yar xar di fa yar nag di def industrie jëmale ci jus jëmale ci lépp loo xam ne ni ña ngi ko fay consommer dara du ci lamb. te dina dundal
zone yooyu yëpp. kon loolu yooyu yëpp war na mën a nekk ay levier yu bees yoo xamee ni dañ koy gën a fonk gën ko waxatuma la sax tourisme religieux. xoolal tey jii nii ni nga xam ne noonu la ñuy compter suñu ay touristes mais suñu tourisme religieux Sénégal. war na tax bu ñuy def suñuy statistique tourisme ñu daal di xoolaat bu baax li ñuy wax. parce que xool imaginer le pèlerinage yi fi am yëpp tourisme la. donc tey jii nii li tourisme di générer ñu koy wax officiellement ëpp na ko fuuf nañ xam maanaam ci kii yu mel noonu. ci indicateur yu mel noonu lañ bëgg mu am shift mu am soppeeku comme dégg naa président de la République bërki démb di wax ne est-ce que li ñu war a wàññi ci richesse su réew mi yëpp wàññi nañ ko dugal ko ci compte réew mi. man jàpp naa ne sori nañ lool wàññ bu tax ñuy wax. waññ bu baax donc liggéey bi nga xamee ni ñi ngi koy def ci foofu aussi la jëm maanaam ci fexe lépp loo xamee ni koom la ci réew mi nu mu mënti toll ak principe yi nga xamee ni moom la ko nit ñi di defee yooyu yëpp ñu gën ko comprendre gën ko lëkkale ak ñi nga xamee ni noonu la ñuy natte suñu économie ñi nga xamee ni noonu la ñuy tërale aussi suñu ay stratégie économique parce que malheureusement du ñu tëral stratégie économique ba bàyyi xel ci ñun lii nga xam ne nii ñu ngi koy wax te loolu dafa war a deñ. waaw heure bi joxoon nag jeex na Khadim ñu ngi xaar livre bi rek su génnee ñu gën koo faram-fàccee. incha allah génn na walaay man kay màggal ba pare rek tal. waaw comme ça ñu mun ko ci jàngat lu bëri. ñu ngi lay gërëm Khadim Bamba Diagne économiste nekk secrétaire scientifique. de l'AREM. di gërëm Cheikh Gueye bu ENDA géographe aussi di waxtaan ak moom ci mbirum économie di xam ne rek comme ni ñu ko waxee bu ñu sukkandikoo ci maanaam économie bu nu muy doxee. lëkkaloo li fi nekk xëy na mu ceeb am ci. réew mi gën a avancé parce que léegi dañoo tëj réew yëpp. économie bi il faut mu nekk économie bu endogène. di leen gërëm di leen sant. dama bëggoon rek wax ne tey na ñëpp suivre. colloque gu màggal gi. incha allah ci waxtaan wii ñu doon waxtaan. ci la jëm. mi ngi commencé tey ji suba ci colloque du màggal la ñuy recherche ci internet. par vidéoconférence lay doon. dinaa ci intervenir. suñu Xaadim dina ci intervenir ak yeneen borom xam-xam yu jógee ci fukki réew ak juróom. yoo xamee ni ci mbir yi ñuy waxtaanee moom la ñu ciy waxtaan. jërëjëf rendez-vous est pris jërëjëf.